c'est ça. mbokk yi ma jéem a tënk tuuti li ñu fi wax ci wolof ndax ñu ñuy liggéeyal suñuy làkk lañu gën a dégg làkku tubaab yi ginnaaw nuyoo bi ak sant yàlla gi ak bëgg lool ci teewaayu kilifa yi fi ñëw yépp di sant itam suñu mbokku taskatu xibaar yi nga xam ni ñooy jottali suñuy kàddu askan wi li ñu fi wax dafa am seen soxna su ma woo ne ma waaw li ñu la jox moom nu mu tudd ma ni ko conseil économique social environnemental mu ne ma gudd na de mbaa diisewul noonu ma ni ko kon del wax CES rek boo nee CES rek puisque ñii dañ naan CSE ñii naan mais CES moo gën a yomb boo jëlee taxi boo ne ko voilà ñii ne 16 mais man daal CES comme ndaw si bi ma ko nee 16 daf ni ma CES ma ni ko CES baax na 16 lu ñuy liggéey pour askan wi daf ko war a xam war koo mën a tudd may rafetlu seen teewaay yéen ñépp di rafetlu dogal bi suñu boroom dogal suñu waxtaan président de la république ak man jur ñu jàpp ne fi suñu réew toll li mu laaj du kii taxawe nii wante mooy boole suñuy xalaat boole suñuy doole suqali suñu réew muy décision bu am solo boo xam ni jur na nag coow lu bari wante coow li muy bari lépp ñett rekk la benn bi mooy ñi nga xam ni dañu ma sopp yéene ma jàmm mbir mi xew bett leen ndax du lu ñu mënoon a waxtaaneek ñoom avant muy sotti ba nuppi ñuy xalaat naan waaw ñun fi ñu la yéene woon di ko séentu ndax lii du ci doon gàllankoor ñooñu li may dalale seen xel mooy li ma samay kilifa jàngal Sëriñ Muntaxa daf ni ma sa boroom moo la gën a xam sa bopp moo la gën ci sa bopp kon bu wareef taxawee defal rekk sama nijaay Sëriñ Cheikh daan wax ni nit ki bu bëggee noppalu day nangul yàlla xareñam ci namm-nammam lu mu namm ci moom rekk mu ñaan mu tàggat xolam nangu loola donc soppe yi nga xam ni dañoo amuk jaaxle ci lii ma def nañu dalale seen xel loolu te xam ni namm boroom ci jaam romb na pexey jaam ñaareel bi mooy citoyen yi nga xam ni ñoo moom réew mi dénk ko ay nit wax nit ñooñu ñu yoreel leen réew mi ñu xëy gis président de la république woo opposition waxtaan ñu xëy dégg nouvelle ne Idrissa Seck dugg na ci gouvernement bi ñooñu nga xam ni faruñu fenn bokkuñu benn parti li leen ñor mooy waaw ñii lii ñu def ci kaw seen bopp lañ ko defal pour régler seen problème yi bopp walla ñun lañu bëgg a saafaraal suñuy jafe-jafe ñooñu li may dalale seen xel
mooy ñu gëstu suñu jaar-jaar gëstu fi président de la république jóge ak fi mu egsi gëstu fi ma jóge ak fi ma egsi bu ñu ko seetee ba seetantal ko dinañu xam ni kenn ci ñun sañu la bañ a bàyyi xel satisfaire besoin population bi na ko Serigne Cheikh daan waxe rek loo xam ci ku umple njariñul jariñe boo bëggee jariñu li ci gën a gaaw mooy nga jariñe boo jariñee rek jariñu kon nag citoyen yi nga xam ni lii seen préoccupation ñoom mooy ñu saafara seeni jafe-jafe nañu dalale seen xel loolu en attendant liggéey bi di jur résultat yi ñu yaakaar ñetteelu catégorie bi indi coow li mooy ñi nga xam ni li ñu def jàpp nañu ne dëppoowul ak seen njariñ walla seen projet ya ñu amoon li ñu def faagaagal na ko ñooña ñaari catégorie ci am catégorie bii ay citoyen patriote lañu yu bëgg Sénégal ni ñu ko bëgge am ay xalaat yu woroo ak suñu yos ñooñu li ñu war a séq ak ñoom mooy waxtaan teg ko ci teggin ak orma ak yar puisque woroo ci ay xalaat tekkiwul noonoo walla tojante bopp Serigne Cheikh daana wax ni Sénégal dañoo mën a xeexale xam-xam yi te duñu leen xeetale te dañoo war a xeetale xam-xam yi bañ leen a xeexale ki nga xam ni am na opinion bu waroo ak sa bos danga koy nangul opinion défendre sa bos danga koy nangul opinion défendre sa bos loolu mooy dundal démocratie mu des ñi nga xam ni nag mooy deuxième catégorie bi ñooñu seen intérêt bopp walla ay intérêt yoo xam ni état bi day dogal lu leen neexul ak lu dëppoowul ak seen intérêt ñu bëgg a jël ay xale yu nekk ci ak ndóol manipuler leen def leen jumtukaay bu ñu xeexee état bi ñooñu dañu war a xam ni nous veillerons politiquement et étatiquement à ce qu'ils ne puissent causer aucun grand mal, seulement une nuisance par leur langue. Il faut que ñu xam ni ñooñu li ñu war suñu diggante ak ñoom mooy fexe ba lu weesu wax ñu bañ a mën a lor réew ndax stabilité bi ñu am ku dawe feneen sa xel Sénégal lay jàpp liy développé koom-koom muy investissement bay di mën na ko firndeel kiy dugal xaalisam ci bërëb di ci yaakaar dara la muy njëkk a xalaat mooy ndax fii ma koy dugal dana tàkk walla du tàkk parce que bu dee day tàkk du ko fa dugal kenn du jël sa alal di ko dugal ci sébb buy tàkk ñaareel bi mooy ndax am na ay opportunité koom-koom ñetteel bi ndax am na sécurité juridique et judiciaire ñeenteel bi bu ma ci dugalee sama ñaar fukk yi kañ laa ciy jotaat te bu ma ciy jotaat ndax day yokk walla day wàññeeku donc kiy investir balaa dugal alalam loolu lay xalaat bu fekkente ne dangaa nekk ci sous-région boo xam ni ñu ne fii mu ngi tàkk fii mu ngi tàkk fii mu ngi tàkk ñu ne ah fii de moom am na jàmm te lii ñu def pour sàmm suñu jàmmu réew ci la ñépp di mujj ku yebu xool li xew feneen te ku bàyyi sa bopp ak yàlla vraiment doo def ay calcul di wax ne lii ak lii moo am Famara Ibrahima Sagna nga xam ni vraiment yàgg na ma xelal daf ma wax bërki dem mu ne ma nit ki
ñett la suñu boroom tëral mooy yéene jëf ak dogal yéene ak jëf mu bàyyi ko ci suñu loxo dogal yàlla téel ko boppam yéene naal am projet jëf li nga mën lépp pour projet ba antu nangoo dékku sacrifice ak coono ya mu laaj pour mu antu boo defee ñaar ñooñu ba pare am na leneen luy xew loo dul yépp luy tax projet ba antu walla mu bañ a antu donc ku weddi seetal bërki démb Ouattara présenté Gon Coulibaly premier ministre am ne mooy candidat am wane ko parti ba investir ko ñépp ñetti weer des ci suñu borom ñëw ak dogalam Gon bokkatul kon loolu moom dañ koy war a bàyyi ci loxo suñu borom may digal ñi ñu àndal ñépp ñu bàyyi loolu te concentré wu ci liggéey bi nga xam ni situation bu bees moo am ci àddina bi économie yépp di daanu États-Unis boo fa demee tey ay millions ngi nit génn nañ leen seen kër ndax mënatuñoo fay seen crédit bancaire ñu ngi nekk ci chômage te ñoom ñooy première puissance économique mondiale bi mbir mi xewee ñun ñépp a ko yëgandoo puisque suñu doom yi nekk bitim réew pour daan seen doole dimbali seeni waajur fii ñoo njëkk a yëg coono bi transfert yañ daan def muy ñëw Sénégal dafa nërmeelu ba ñun ñoo obligé di leen dimbali ñoom en sens inverse ci projet bi nga xam ni président de la République tëraloon na ko pour ne nañu leen jàppale y compris ñi nekk ci diaspora bi donc situation bu bees boobu bu taxawee nga nekk fi naan bu ma defee lii danaa ci am ay jam-jam danañu ma def nii danañu ma def naa kooku jaaduwul li war rekk mooy futteeku xeex ak situation bi xalaat boole xalaat yi pour tabax suñu réew bu ñu paree ci loolu li yàlla di def moom moo ko xam mu des ma bëgg a leeral askan wi njariñul CES boo amee sa xalaat am sa coono am sa problème au lieu ngay dem ci mbedd mi nangam groupe citoyen bu nekk bu amee 5000 signatures sañ na ko yóbbu CES ne leen sama mbir mi kat xalaat leen ci puisque gouvernement bi tëral na loi sangam wala projet sangam wala programme sangam programme boobu jural na ma loraange sangam bëgg naa ngeen dimbali ma ci mu saafaraw ñu ñëw fii waxtaane ko comme ni ñu ko waxee ak ay experts yoo xam ni non seulement seen xam-xam màcc na ci la ñu daan def mais dañoo liggéey lu yàgg ca loola dama amoon benn professeur bu may wax ne va chercher les matières grises dans les têtes grises parce que dans les têtes grises la matière grise a côtoyé le vécu et l'expérience donc loolu moo nekk fii toutes les organisations professionnelles socio-professionnelles sont ici plus une quarantaine de conseillers nommés par le président de la République plus la possibilité les ressources financières d'accéder à l'expertise extérieure maanaam am nañu moyen yu ñu fekke benn expert ci biti boo xam ni xalaatam ñépp nangu nañu ko ñu ne ko mbir sàngamkat ñëwal dimbali ñu ci bi nga xamee ni séq naa ak président de la République
waxtaan bu yaatu pour seet lan mooy ay directive am maanaam nan la bëgg ñu liggéeyee li mu ma njëkk a wax mooy lii ngeen tudde mbëkk mi maanaam xale yi dem ci géej gi nañu ci réfléchir nu mu gën a gaawee xam lan moo ko sabab est-ce que ñàkk liggéey la programme emploi yi nangam na mais daal nañu ko gëstu na mu gën a xóote jox ko ci suñuy xalaat donc loolu sujet la boo xam ni danañu ko waxtaane fii mbënd mi inondation yi loolu war nañu ko waxtaane indi ci ay saafara mbël mi maanaam brèche bi nekk Saint-Louis nga xam ni suñu côte beeg yépp mu ngi yàqu Mbuur noonu et cetera changement climatique yi am di indi yooyu nan la ñuy def ba waxtaane ko yooyu ak yeneen donc ëmb boobu ma fa jëlee ca waxtaan wa dama koy jébbal bay di ak bureau bi ñu seet tëral suñuy ordre du jour respecter suñuy procédure def suñuy session organiser ko ci ni ko texte yi tërale texte yi it bi ma laataa egsi yër naa ko muy constitution bi muy loi organique bi muy décret yi nan la tabaxe kër gi ak nan la ñuy liggéeyee yër naa itam ku ci ne ci yéen sa jaar-jaar yër jaar-jaari personnel bi foofu ma bëgg fii taxaw tuuti puisque dañu ne Idrissa dafa ñëw dàq ñi def non dama bëgg a leeral ni fii duñu fi def dara lu dëppoowul ak loi passation de service amul ma waroon a jot këyit gu ma wax li ma fi fekk lan laa fi fekk ci compte yi lan laa fi fekk ci meuble yi ak li ses am lépp lan la ki ko yoroon waroon ko bind ci ay këyit signé ko wax date bi mu ko signé paraphé ko loolu fekkuma ko fi bi ma ko fi fekkul itam wax naa ko ki ma ko war a wax mu ni ma defal sa situation de référence ci loolu laa santaane fa la yem mais fuyewuma gestion ma sàmb taluma loolu li ma tal mooy ëmb ba ma jële ci waxtaan wi ma jéem a seet nu ma koy lijjante mais daal lu dul ma dem ci bibliothèque bi ci archive yi seet yan xalaat la fi Aminata Tall def yan xalaat la fi Aminata Touré def yan xalaat la fi Famara def yan xalaat la fi Boissier Palan def Magatte Lô Guirassy et cetera pour jéem cee jël bala may wax loo xam ni ndekete defoon nañ ko bu yàgg te yëguma ko loolu dinaa ko def mais fouiller naan gestion bi nii loolu du sama liggéey du ma ko def bëgg naa leeral loolu bu ma defee daal situation de référence bu leer sant ko ñi ma ko war a sant man danaa ko signer daté ko wax ne lii laa fi fekk bis bi ma tàbbisee ci kër gi jox ko ki ma fi remplacer laaj ko ndax dëppoo naag li mu xam walla déet bu tontoo baax na bu tontuwul baax na wante werante du am xuloo du am jamonoy dajale la ñu nekk jamonoy boole la ñu nekk jamonoy jëm ci kanam la ñu nekk donc vraiment loolu bëggoon naa mu leer puisque dégg naa ci ay wax yu bari secrétaire général bii fii laa ko fekk wante duma ne ndax kii ko fi indi kaa ko fi indi dama naan ndax li ma bëgg pour président mi ma wóolu ba teg ma fii
dootul amati ci dundam ku mu war a mën a gën a wóolu ndax qualité liggéey bi ma koy jox ñi ma bëgg ñu jàppale ma ci ndax man nañu ko walla déet bu ñu ko manee rek jeex na bu ñu ko manee du ma fi nekk di wuti keneen xam nga voilà loolu daal moo ci am importance léegi nag ma wax ne débat politique bi jeex na léegi vraiment puisque dañoo dem waaw am na ku sàkku woon ci man ma leeral ne ndax maa musa wax ne damay tas kër gi ma ne ko déedéet musuma ko wax bu ma ko waxee na ko génne fu ma ko waxee sama programme xam nga dañu ne dama bëgg ay aaya mais léeg-léeg daf koo laaj in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu bu saay-saay ñëwee bett la ak xibaar bala nga koo jël di ci juger nit leerlu ko ba pare ba mu wér la leerlu ko ba mu wér la parce que diw nee na ma nee na lii nee na laa nee na lii waaw da nga naan ko d'abord indil ma fi mu ko waxee parce que lu may wax ki ma yar ci politique daf ma daan wax je suis un homme nuancé je suis très nuancé bi may wax décret dootuma fal waxuma décret dootuma fal puisque loolu ci dogalu yàlla la ne dama ni fasatuma yéene décret di ma fal parce que boobu fasatuma yéene waxuma puisque damay bàyyi xel dogalu yàlla man sama yéene laa moom sama yéene kay sama yéene laa moom ak sama góorgóorlu ak samay pexe wante li ci des nag moom dafa am borom donc vraiment suñu mbokk yi ku ñëwati rek ne la Idrissa nee na nee ko fu mu ko waxee rek génneel ba nga déglu bu baax li ma wax puisque dégg c'est très important bu dégg amee déficience xam-xam manqué moo tax yàlla mi xarañ di boole ay turam en général day wax samiun alimun c'est-à-dire l'audient l'omniscient qualité dégg mooy def qualité xam donc da ngeen di déglu vraiment en tout cas ñi ñu sopp daal ànd ak ñun muy njabootu président muy sama njaboot nañu jàpp ni ñun daal dellu nañu mel ni mburoog soow ba ñu nekkoon ba ñu nekkoon parce que nag loolu mooy dëgg gi loolu moo xew c'est-à-dire bi ñuy waxtaan ci njalbeen dañ doon wax yeneen xalaatuñu woon egg si fii dañ doon wax ay statut de chef de l'opposition dugg na fii génn na fii wante nag bi ñu xamee ni gindikoo am na gindikoo gi leer te wér kii xam na ci dara ca suñuy jamono waaw ñoo benn lañu woon voilà léegi nag jaar am na moo tax président Famara daf ma dénk ñaar bi ma ko ziyaare jee daf ni ma sama rak la ma la daan wax ba ñuy lijjanti mbiru Abdou Diouf ak Ablaye Wade laa lay wax
mooy gumba du jommi léeg-léeg gumba du jommi puisque du gis li koy jommal ñi la bëgg a jommal bu ñu defee seeni pexe melal ni gisoo ko rek defal fatuus mu teg ci ne ma li ma lay dénk mooy ngeen fexe ba ràññee puisque dafa am ñoo xam ni ils ne sont contents que bu fekkente ne ñu ngi troubler les eaux am ñoo xam ni bu ñu xëyee suba ba ngoon dañuy nager dans les eaux troubles ensuite ñu jéem a fexe seeni kilifa nager en eau trouble ñun nag ku troubler sam ndox di ca feey boo ñu ca woowee ñu bañ ñu laaj voilà donc pour mu leer que liggéey moo ñu fi indi urgence yi bare na xale yi di ñàkk liggéey ñépp la metti c'est une priorité une surpriorité nationale économie numérique bii ñuy wax ci àddina bi suñu doom yi ca la ñuy dund ca tàngu Karl Marx ay économie révolution industrielle lañ doon wax ñoom ñuy théoriser l'exploitation de l'homme par l'homme révolution bii di ñëw nag muy révolution numérique l'homme sera presque économiquement inutile puisque l'intelligence artificielle va le remplacer dans la plupart des métiers loolu mooy li ñuy xaar ñu war a waajal suñuy doom ci loolu ensuite fii ak at ñu am ay ressources gazières pétrolières nan lañ koy def nan la ñuy fexe ba aaru suñu bopp ak suñu réew pour que ñeneen ñoo xam ni fu richesse yooya am ñu jéem faa indi ay jafe-jafe pour teg ca loxo ñu moytu loolu donc yooyu mooy li am solo léegi nag li ma wax mooy 2019 coow la jeex na compétition la woon électorale ku nekk saam sa programme ñu ñëw ci sénégalais yi nga xam ni ñooy jënd ñu jox kii 58 jox kii 20 séddalee ko noonu ba mu sotti waaw léegi kon coow loolu jeex na bi mu jeexee ñeenti candidat yi nekkoon opposition sama kër la ñu daje Ousmane Sonko Madické Niang Issa Sall ak man ñu bind bataaxal ne résultat yi d'accorduñ ci loolu ubbi contentieux électoral maanaam werante ci ndax nangu nañu wala nangu contentieux boobu itam jeex na bi dialogue national ubbee puisque bu ñu neexoon ñu ne du ñu dem dialogue national dañuy dem ci mbedd mi wala ñu xaar ba yeneen élection mais du ñu nangu mais nangu nañu dialogue national donc débat boobu jeex na moo tax ma insister pour yooyu question ñu xam ni dootuma ci dellu si lu ñuy wax daal na nekk ban njariñ la ñu mën a amal suñu réew lan la ñuy ajouter comme valeur ci problème yi nga xam ni moom la réew mi jànkonteel di sant ñëpp di gërëm suñu mbokku journalistes yi di wax ne nag léegi liggéey mooy tàmbali avec les membres du bureau et avec l'ensemble des conseillers et avec l'ensemble du personnel du CESE li ma wax ci personnel bi itam ci tubaab ma baamtuwaat ko wax ko ci conseil yi mooy daal dinaa fexe ba xëy altine gënal leen noppalu samedi incha allah jërë ngeen jëf di sant bu baax suñu kilifa diine yi teew ak kilifa yi fi nekk yépp
di sant xarit yi ak mbokk yi jërë ngeen jëf. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais demander à l'Assemblée de rester assis, le temps de permettre au Président de se retirer. Et je voudrais aussi informer les journalistes. Je pense que vous serez d'accord avec moi que tout a été dit. Et vu le cachet protocolaire de cette cérémonie, il n'y aura pas de point de presse avec Monsieur le Président. Merci à vous. Mais nous resterons en contact, Inch'Allah, prochainement. Avec la photo. Mais c'est pas public. Photo de famille, c'est pas public, mais annoncez ça. Monsieur les conseillers, Monsieur, dames les conseillers, nous nous retrouvons sur le parvis du Conseil pour la photo de famille avec le Président. Je vous invite sur le parvis du Conseil.